téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Serigne Fallou Dieng jiite cercle des intellectuels soufi ñu koy dalal jàmm ci plateau kennu askan bi kilifa gi dalal jàmm. alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu spectateurs yëpp. ak ñiy suivre ITV. di leen siyaare si fas yéene waxtaan ak yéen. bismillah. kilifa gi nga jiite intellectuel cercle des intellectuels soufi actualité bi nekk ak lu waral tamit ñu invité la mooy médiation religieuse ak taxawaayu kilifa diine yi lépp ngir jàmb dellu si réew mi. alors mbir moomu la suñ ko waxee tamit dañuy wax ni tamit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides gis nañ jéego yu am solo yu mu si jot a amal laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi ak tamit délégation ba nga xamante ni recevoir na ko fan yi muy ñoom Assane Diouf ak ñoom seen alors sa gis-gis si médiation religieuse bi lan lay doon Serigne Fallou Dieng. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala maulana rasulillah. allahuma inni muqirrun bi nicmatika alayya fa tammim ixsanaka ilayya fi ma baqiya min umri kama axsanta ilayya fi ma mada minhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. lisaanu zikri bi shukur arda ilahi shakur wa laysa yanxuni nakir wa lastu bil mutahami. maa ngi rafetlu bu baax wax ji lii intervention sëñ Mountakha day loo xam ne dafa jaadu te c'est providentiel dafa jaadu rafet nekk lu salutaire te it loolu rek moo ko war te it loolu rek moo mën a ne ndax bëgguma sax yaatal mais soo xoolee Mountakha ci littérature révérentielle bu Serigne Touba si bindam yeeg poème yi foo gis Mountakha rek day doon day corollaire mbégte. Mountakha mooy ku ñu tànn ku ñu choisi. mais toujours rek day précéder moo mbégte wala joie wala faste. maanaam kon daa doon koo xam ne daal kuy indi mbégte la. ilal Mountakha nangam ilal Mountakha nangam loolu dafa bari de manière redondante dans la littérature révérentielle du Cheikh Ahmadou Bamba. kon am nañ ci moom yaakaar. léegi nag bu leen fàtte ni chefs religieux yi ay références nationales lañ. yoo xam ne dañuy montrer la voie à suivre. ñooy wan nit ñi yoon wi ñu war a jaar. te it nag ñoom ñooy xettali askan wi. te xettali gi ñuy xettali askan wi saa su askan wi nar a jaaxle walla problème nar a am. yërmande day dikk. ndax lu nit gàtt xam-xam. jàng laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. lépp lu leen affligé lépp lu peene jullit yi wala mu indil leen mu affligé leen. loolu day attristé góor yàlla yi fi nekk. ndax ñoom seen mission mooy sauver doomu aadama indi jàmm. kon nag seen mission comme que mooy indi jàmm duñ mën a cautionner maanaam. l'hypothèque de la vie des peuples. lépp luy hypothéquer la vie des peuples dans des calculs politiciens. dans des calculs d'intérêt politique particulier. lépp loo xam ne day hypothéquer vie d'une nation dans les calculs d'intérêt particulier. ñoom dañuy jóg conjurer loolu taxaw. mais nag foofu aussi nit ñi waruñu cee def waruñoo am foofu amalgamé. ñoom da nga yaakaar ni amalgame dafa am si li mel li nga xamante ni am na si ñoo xamante ni nuñ ko gisee mbir mi tëddeewul noonu. waaw léegi est-ce que loolu mën nga ko faram-fàcce. moom laa bëgg faram-fàcce bismillah. ñoom dañuy indi jàmm ndax jàmm mënee su koo indi te calme amul sérénité amul. kon donc intervention bi ñuy njëkk a def mooy indi jàmm ak sérénité. waaye nag seen indi jàmm boobu muy seen procès conciliateur boobu ñuy def. nag nekkul loin s'en faut. nekkul luy faire impasse. à l'équité et la bonne distribution de la justice. maanaam li leen tax a jóg du yàq mu am procès équitable
du yàq it du def faire l'impasse à la bonne distribution de la justice. kon jotewul dara. éthique jotewul dara ndax la neutralité du khalife général des mourides est sans équivoque. oui amul benn maanaam côté boo xam ne khalife général des mourides jeng na fa. dafa am daal benn responsabilité devant suñu borom. à savoir maanaam indi jàmm. su ñaari xeet naree su luy indi trouble di indi séisme walla ay confrontation moom dana jóg. ngir fànq loolu parce que loolu mooy mission. kon médiation religieuse bi nga xamante ni sëñ Mountakha Bassirou Mbacké def na ko ak yeneen kilifa. amul ñeexital ci wàllum justice ci wàllum yoon kon jàpp nga ni yoon fa mu nekkoon mu ngi fa ba tey it dina def liggéeyam nu mu waree. maa ngi fa ba tey ndax sëñ Mountakha Bachir. dafa nekk ci diggante posture Omar ibn al-Khattab. radiyallahu taala anhu ma nga xamee ne daa wax ne. ponkal mu am doole. dama koy téye ba nangu ci moom. àq gam ameel ku néew doole ga ma delloo ko damay jàppale ku néew doole mu dal ci kaw ponkal mi ko ameel àq ba ma jëlee àqam ci ponkal mi rétrocédé ko ku faible bi. dafa ne ci diggante Baay Lahat ku ne xam na ne Baay Lahat tàmm naa wax ne lu ci yoon war nañ ko def kon sëñ Mountakha jàmm la fi indi waa jàmm nag dina calme déglu parti yëpp. waaye nag firiwul benn parti pris boo xamee ne dañuy jékki-jékki rek ne sëñ Mountakha nee ne lii wala day arrêté loolu buñ doonee sëñ Mountakha de mauvaise conscience à sëñ Mountakha. buñ yàq deram. buñ yàq deram te vocation sëñ Mountakha. oui maanaam arrêté machine judiciaire. loolu taxu du vocation sëñ Mountakha loolu taxu ko jóg du credo sëñ Mountakha. sëñ Mountakha li ko tax a jóg mooy déglu parti yëpp. médiation nag moom baax na. indi dal si réew mi indi dal ba pare def leen médiation suñ defee nag médiation ñu retirer seeni plainte ñoo xam mais sëñ bi deful benn pression sur la justice. te amul ne nullement velléité wala volonté wala benn démarche. pour arrêter la machine judiciaire. Il faut que ça soit clair. kon li ni mel di wéyee ni ba tey kon mbirum Adji Sarr ak Sonko gis nañ si aussi. ñoom Assane Diouf ak Clédor Sène ak ñoom seen demoon Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dalal leen mbir mi nan nga ko jàngatee Serigne Fallou. waaw ni ma koy jàngatee damay continuer tuuti xam nga nit ñi il faut ñu dissocier. oui ñaari affaires yoo xam ne sont très subtiles. mooy engagement politique d'un religieux ak engagement socio-politique. xam nga lan mooy différence entre engagement politique. engagement politique mooy nga dugg ci politique bi. engagement socio-politique nag consiste à prendre la parole. moom mooy à prendre la parole pour rappeler aux acteurs politiques leur obligation de préserver la paix et de l'unité nationale. loolu mooy engagement socio-politique maanaam nga nag wax gaa yi woo acteurs politiques yi nag ne leen lu ngeen mën di def nag bàyyi leen ma fi ñaar. unité nationale. cohésion sociale ak unité nationale. maanaam loolu même église bi da koy def Côte d'Ivoire ci élection yi gis nga nañ ñëwee. nga xam ne la présence du religieux dans la sphère socio-politique est indispensable. lu mënta ñàkk la loo xamee ne di fekk maanaam nag kilifa diine gi mooy gestionnaire de l'homme ñoom ay gestionnaire de la créature lañ. yàlla bind ñooy gestionnaire yi et ñooy porte-parole de Dieu. kon seen engagement socio-politique mooy encadrement social ak régulation sociale. loolu mooy seen engagement socio-politique di xeeñtu xibaar yi di woo acteurs yi di gisee ak ñoom lu ci bari nag ci discrétion lañ koy régler ak confidentialité. waaye nag lu xas dem ci loxol yoon kilifa diine yi amuñu seen vocation naan na justice taxaw mel ne dañu jël maanaam jékki-jékki rek. taxaw def benn jugement de valeur. wala benn conception préemptoire. amalgame boobu dafa jar a leeral. que ni médiation bi. wuteewul dara ak tamit. machine judiciaire bi nga xamante ni. entamé nañ ko. enclenché nañ ko procédure bi. kon mbir moom la dafa war wéyee ni. alors délégation bi demoon Touba. xalif bi recevoir leen. sa lecture laa si bëgg am. waaw sama lecture bi mooy li may wax xalifa bi rek yaa Daawudu innaa ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa maanaam yaa Daawud nous avons fait de toi un calife sur terre juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion
nangam naa c'est-à-dire ñoom xam nga ay acteurs lañ. Oui. ndax boo fàttee itam il faut nga def benn lecture globale. lecture bi mooy avant kii bi climat bi li ko gën a yokku ñoom Clédor Sène bi affaire yi ñëwee ñu ngi doon def seeni ay audio. di wax yu tàng nguur gi it arrêté leen. loolu lépp ci procès bi la. oui léegi comme que xalif général des Mourides yónnee na ci Macky. ñoom it dinañ ñëw. rendre compte. te dañ leen a jàppoon. jamono bi ñuy enclenché affaire bi dinañ ñëw rendre compte. oui waaye nit ñi loolu firiwul ne xalif général des Mourides dafa bëgg a doon am Ahmad Dansokho ma nekkoon ci jamonoy M23. nga xam ne dañuy daje ci moom xalif général des Mourides moom sëñ Touba la fi nekkal. ku ñëw wax ak moom nag dana la déglu. dana la déglu oui. boo dégloo it bu amee conseil bu baax bu mu lay digal moo ko xam te dina ko def. très bien. xelal la yëg yoone la tegloo ci bonne voie parce que nag ñoom ñooy li ma la ko waxee sànq gestionnaire de la créature. oui te it ñooy porte-parole de Dieu. qui a tout créé. et qui veille sur tout. kon loolu rek la. ñoom Assane Diouf ak ñoom ñëpp dem nañ xalif général déglu na leen waaye firiwul nag comme ni ko benn France de la population jàppee ne xalif général de Mouride dafa joxe caution morale am ci benn désobéissance civile en marche. lu mel ne ay MDD lu mel ne xalif général de Mouride da leen a jox caution. wala ñoom xalif général de Mouride. kon demeewul noonu mi ngi xalif général de Mouride daal. oui mi ngi nekk di consulter parti yëpp. di leen déglu ku di leen déglu te it bul fàtte Clédor Mouride la Assane boobu Diouf Mouride la. te ba mu demee gis nga waxtaan wa tuub na lu bari lu mu doon wax. tuub na fa nee nañ saaga nangam jàmbat na def na ay complainte am ak récrimination ak griefam xalif général de Mouride déglu na ko xalif général de Mouride nag ci xekmaam ak sagesse am dina leen xelal indiqué leen lam wagal su conseiller leen. waaye nag arrêté machine judiciaire bi moom. du bëgg-bëggu xalif général des Mourides te it fasu ko yéene. alors loolu te it du faire impasse. à un procès équitable. à l'équité et bon fonctionnement. bon déroulement. alors suñ delloo si bonne distribution de la justice si ginnaaw tuuti ak yi fi jot a am mooy yàq-yàq yi. saccage yi toj yi ak tamit jëf yu ñaaw yi ak tamit ñi si ñàkk seen bakkan duñ ko fàtte benn yoon. ñu leen di ñaan yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana. alors yi fi jot a am yooyu yëpp. alors ak situation bi nga xamante ni moom la mbir mi jur muy médiation religieuse. tout à fait ban taxawaay nañ ci war a am ban leçon nañ ci war a mën a tirer. waaw xam nga leçon bi ñu ci war a tirer mooy. oui li ñu ci war a njëkk a jàng. mooy le caractère nocif et pernicieux de la désinformation. de la désinformation. gis nga désinformation. da nga ko si nemmeeku. waaw dama ko ci maanaam si ban anam. waaw ci lay ñëw. oui xam nga buñ tëbee tëb rek yow boo xoolee affaire yi ni muy demee xam nga déglu nga ci entourage su xalif général des Mourides ñu wax ne xaalis bi Hizbut Tarqiyyah ñoo koy gérer. pourtant li ñu déggoon fan yi yëpp. am na benn journal bu ko bind. waaw li ñu déggoon mooy dañ koo jox MDD nangam. kon daa am nag ay ressorts classiques de la désinformation. yooyu mooy amalgame grossier mooy aussi déformation mensongère des faits ak répétition des mensonges. kon loolu amul yëpp am na ci. ni yëf yi doon doxee. kon mbir nan la tëddee nag mbirum xaalis boobu la mbirum xaalis bi xalif général des Mourides. bul fàtte ne da ngay dégg léegi dañuy ñëw ci ndax registre baatin la spirituel la. ak yërmande. ndax même église bi dañuy wax à tout péché miséricorde. miséricorde léegi. am na ñu dee ku wax ku dee rek wax sarxal. xam nga buñ nee ku dee rek sarxal moo tooñ wala tooñut wala lu mu mën doon sarxal. waaw te it nag wax dëgg yàlla kuy sarxal ndax Sëñ Tuubaa bu ma saa yebal nit ñuy dem di jaale ji di leen jox satal ak ndox ak miskit ne leen bu leen fa lekk dara. dimbandikoo leen ci lii ma leen di jox ngeen ciy lekk ndax lu ngeen fa lekk rek yéen a ngi lekk ci àqu kii ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba saxaabiya ba gaañoo nee na woon ku am aw bay ku mën a dimbali kii ndax ku ne ci dëj daane ci tiis. kon nañ jàppe loolu sarax. léegi xalif général des Mourides jox mën naa nekk sarax waaye nag du caution morale du quitus religieux parce que xam nga lu tax. ci ñi dee
ñi ngi incliné devant le mémoire di ñuy dee te dee baaxul. ndax askan bi benn parti la waaye bu ñu fàtte nit am na ñoo xam ne dañu ñëwoon di taal. di yàq di saccager. mu am benn préjudice bi nga xamante ni. non seulement dañu yàq waaye fëye moo leen ci pied moo leen mëdd rey leen. am ñoo xam ne ay agresseurs ñoo leen jam paaka. loolu jotewut ak nguur gi dara. ñëwuma fi nag ngir défendre pouvoir bi mais loolu jotewut ak nguur gi dara kon ñi ci dee xalif général de Mouride da leen a sarax te xalif général de Mouride ku am sarax yàgg na laa sarax. yàgg na laa dimbali jàppale la ci saw tiis. ñeewante la it ne wan la ne la ñaanal na aji jóge ji. na sa xel dal. dégg nga waaye firiwut nag muy parti pris bu mu lay wala bu mu la jàppale wala caution bu mu def ngir ñooñu. ku ci def lecture nag dafay ne xalif général de Mouride dafay organiser des primaires présidentielles sans Macky Sall wala xalif général de Mouride maanaam nu ñu koy waxeeti la désobéissance en marche da ko cautionné. xalif général de Mouride day forcer Macky Sall à faire des concessions mortelles. te loolu demeewul noonu c'est dañuy faire fausse route c'est faux. xalif général de Mouride nootu ngir yàlla la. xol buy dund la yor. ba rawatina Muntaxa aw sil suróoran gis nga Sëñ Tuubaa fu mu ko waxee aw sil suróoran Muntaxa daa am corrélation entre Muntaxa ak suróor bi firi mbégte ak contente ak joie ak gaieté de cœur du cœur voilà loolu mooy Muntaxa yërmande la fees del sollicitude daa am sollicitude prévenance koo xam ne soo ko gisee gis mu ne kon kuñ ne ko dee na rek dina la sarax comme mbas mi ni mu doon dimbalee nit ñi mais coow gi jot a am si mbirum xaalis bi est-ce que loolu nekk na lu gën waaw loolu déjà rek coow li commencé na. waaw li nga xam loolu moom. ay mbir mi daal fi si loxo kii la nekkoon si loxo kii la war a nekk coow li commencé na. tàmbali na de. alors léegi li ñu ciy dégg loolu mooy li muy reflété mooy Sénégal. Sénégal yi problème mu xaalis. sans coow. moo coow ànd. waaw de léegi nag ci loxol kii la war a nekk toujours entourage boo nee xalif général des Mourides. nag xalif bu mu mën di doon. ndax nañ jëlee Ousmane ibn Affan ndax ñun saxaaba yi kenn du ñoom. saxaaba yi kenn du ñoom te Ousmane ibn Affan amoon na Marwan ibn al-Hakam. foo fekk ci cour di xalif général des Mourides boo man yàgg naa ci bind. assumé ko foo fekk ci couru xalif général yi jiitoo gi njëkk dana ci am ñoo xamee ne dañuy manipuler. ay manipulateurs ñu ngi fu ne même ci entourage immédiat bi dana ci am ñu ciy def jéem a def benn instrumentalisation politicienne di ci ñàkk waaye li wér daal mooy volonté xalif général des Mourides mooy volonté de porter de porter son assistance ci ñoo xam ne dañoo ne ci ay sinistrés ñoo xam ne dañoo ne ci détresse muy relever seen morale dimbali leen. alors lan ngay tontu ñi jàpp ni médiation religieuse bi mën na nekk précédent dangereux que ni léegi nit ki mën na jug am lu mu def wala yooyu ñu ni su coow li bëree après kilifa diine yi ñoom suñu waxtaanee jàmm dellu si réew mi. est-ce que tamit yow noonu nga ko analyser wala que ni lii mën na nekk un précédent dangereux ci Sénégal. waaw xam nga pour nga asseoir benn conviction wala benn analyse. camper benn kii il faut nga il faut nga def nga analyser. ay faits historiques. nga remonter ci histoire xam nga tey Sénégalais yi dañoo mënta lire man léeg-léeg ree damay jàpp. bul fàtte ne xam nga mot bu ne am na lu muy firi. geste bu ne am na lu muy firi. bul fàtte ne li leen wax sëñ Bassirou Porokhane mais nee na leen am réew kenn du accéder ci réew. ci ay xeer ak ci ay désobéissance civile loolu la leen wax vote la ñuy àggee cim réew mais loolu am na lu muy firi ne leen jàmm leen dal leen loolu am na lu muy firi kon daal mbir mi daal na jàmm am si réew mi ba élection jot ñu voté loolu mooy kuy gañe yaa xam loolu mooy position xalif général bi boo ci gis nag lecture particulière la rek singulière bu beneen nit léegi nag ma ñëwaat ci ne boo xoolee sëñ Fallou Mbacké lii nit ñi dañoo am mémoire courte sëñ Fallou Mbacké Senghor ak Modibo Keïta bi ñu am fédération Malick yooyu bi muy tas sëñ Fallou Mbacké jël na RTS lu mu wax sama turandoo nee na bukki bi ñëw ci troupeau bi nee na sàmm bi yëg na ko bu yàgg loolu lu muy signi lan lay signifier mooy Sénégal dafa am maanaam ay berger yu koy sàmm te yooyu duñ nangu ay bukki wala di ñëw di ci ruuf yaa ngi may dégg léegi du précédent dangereux la parce que sëñ bi mi ngi yam fi mu war a yam dina wax ak i nitam xelal leen raisonner leen
yam leen fii lii baaxut lii baax ku ñëw nag dañ leen di déglu parce que dañ njabootu Sëñ Tuubaa gi la ne leen lii baax na lii baaxut waaye jëlul position pour faire pression ci justice parce que xam nga gars yi ñu ngi naan indépendance de la justice justice mais xamuñu ne aussi pression populaire day entraver le bon fonctionnement de la justice. maanaam mais tamit médiation religieuse amul lenn benn gàkkal boo xamante ni mën na ko am ci wàllum yoon. déedéet médiation religieuse bi su fekkoon daa taxaw ne na justice arrêté force magistrat yi. kon day gàkkal yoon waaye médiation religieuse bi nag su fexee ba su tey par extraordinaire su fekkoon médiation religieuse bi arrivé na fa Adji Sarr retirer plainte am mais la loi ne peut pas être caractère général mais ne peut pas être extra petita ni rétroactif maanaam ki nga xamee ne mooy concerné bu retirer plainte am tam wax jàmm bu boobaa mënatut a dem waaye forme justice bi moom ak bon fonctionnement de immixtion du ci am ingérence du ci am oui te loolu xalif général du Mouride du nangu ne moom moo téye woon loxoy yoon te bu ñu fàtte ne Adji Sarr it ku fee nit ku néew doole la te it xalif général daa war a bénéficier ci sollicitude prévenance précédence di xalif général des Mourides moo ko njaboote la sëñ Fallou Mbacke doon wax naan nàmpal naa leen yéen ñëpp ci meewum sëñ Touba xalif général des Mourides dina nàmpalaale Adji Sarr ci meewum sëñ Touba ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Serigne Fallou Dieng président du cercle des intellectuels Soufi ma ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Serigne Fallou Dieng situation bi am coow li bëre na jàppal bàyyil opposition pouvoir médiation religieuse dugg si muy xalif général des Mourides ak tamit yeneen kilifa yi ñu ngi si dugg bu baax a baax si kër diine yi naka noonu tamit kër chrétien yi tamit ñoom tamit de suñu ginnaaw lii yëpp est-ce que du wane ni suñu politique yi dañu échec. oui waaw loolu moom. loolu da nga koy confirmer que ni suñu politique yi muy pouvoir ak opposition dañuy échec saa su nekk su situation wu dëkk bi tolloo fii ba si mujjanteel ba. médiation religieuse am ba dal am ci réew mi. waaw médiation religieuse moom par essence dafa war di am toujours. dafa war di am te dafay am fépp. dafa am yoo xamante ni peut-être yoo xamante ni ñun duñ ko dégg. waaw du am nga dégg même ndax Donald Trump sax. oui. Mike Pence. oui xam nga moo nekkoon vice président bi. oui d'ailleurs bi congrès bi def boobu ñuy assaut di def assaut bi ci Capitole. xam nga Pence ñëw na. su ñëwutoon du mën a certifier vote ba. kon blocage day amaat. mais comme que protestant la évangélique la kilifay évangélique am ñoo ko forcé ci mu dem. waaw kon médiation religieuse mënta ñàkk lu baax la nangul ma ne. lu baax la ci bon fonctionnement. te dafa war a am saa su nekk te dafa war a am. seulement nag warut a nekk léeg-léeg luy nekk lu spectaculaire parce que léeg-léeg day dérouler dans la caverne. ndax des fois en toute discrétion. ndax des fois léegi ma ñëwaat pour nga baal ma pour dëggal li ngay wax des fois dara day am si réew mi. ñu ni kilifa diine yi dañoo war a wax te alors que am na si ñenn si askan bi xamuñ ni. kilifa diine yi ñu ngi tamit dox tànk jàmm si suuf te kenn yëgul. waaw te kenn yëgul. waaw loolu nag ça ne date pas d'aujourd'hui. oui sëñ Abdou Lahad. ba ca sëñ Fallou Mamadou Diak Senghor. ba ca Al Abdoul Aziz Dabakh ba ci Cheikh Al Khalifa. Sidi Aboubacar Sy. yëpp yëf yooyu. mën mais tamit seulement nag leen dinaa ko wax. il faut nga pointer du doigt l'arrogance du pouvoir mais nit ñi dañoo defee ne. l'arrogance du pouvoir. ah bon. et l'imposture de l'opposition. si naka si ñaari parce que pouvoir bi. oui léeg-léeg xam nga day renfermer ça day tëju. dans sa tour d'ivoire du gis lu dul boppam te it on ne gouverne pas avec des coups de menton politique ñu dem rek teen signé comme li ñuy warul demee noonu li ñuy tuumaal Macky teen rek signé waaw waaye opposition bi aussi naa fekk da koo def déedwaay imposture de l'opposition il faut ñu joxañ ci baaram ndax mënuñu mener une politique de la terre brûlée ànduma kii rek su kii kuñ def doo xool doo gëstu sa posture yow yaa ngi ko teg ci rek tout sauf nangam Sénégal jàmm dalu leen tout sauf nangam erreur kii rek ñu dajale foofu def seen ay soo def foofu def ay soo wala nga nekk yow nga nekk ab républicain war a défendre des valeurs de la république
da nga wax bi war a jàpp bu baax a baax les principes de la laïcité nangam waaye ay fauteurs d'imprécation ak injure ak yooyu yëpp da ngay rabiboché wu ak moom parce que li muy wax de la arranger cette fois-ci c'est de l'imposture mais seen discours nag na nga jàngatee discours yu si jot a am ci mbirum affaire Sweet Beauty bi mbirum Adji Sarr ak Sonko kàddu yi nga xamante ni jug na ci wàllum ñaari parti yëpp nan nga ko jàngatee Serigne Fallou Dieng. waaw xam nga est-ce que nekkul ay kàddu yi nga xamante ni waroon nañ ko ormal est-ce que nekkul tamit ay kàddu yi nga xamante ni mënoon na rafet. ba bañ a yee fitna si réew mi. xam nga man li may bañ mooy ñu naan nangam day yee fitna gis nga dëgg. dëgg dafa baax. lan day yee fitna. maanaam comme noonu ñuy invoquer rek. de manière très simpliste. mais am na ay kàddu yoo xam ne mën na yee fitna. waaw loolu mën nañ si d'accord quand même. loolu problème mu. oui média yi la. problème média yi la. parce que dañoo nan la nekkee problème média yi. voilà média yi dañoo far. parce que bi affaire bi amee wane nañ ne gis nañ ay médias yoo xam ne c'est des médias incendiaires parce que génn leen taal leen nangam kooka moom ma ngay def ay jugement préemptoire ñii problème mu kii la ngeen mais yow xanaa. waaw dañuy yokk am na médias yoo xam ne dañuy yokk xar si. non mais médias incendiaires parce que dañuy def appel à la haine et au fascisme populaire. waaw ni ñu ko gisee nangam génn leen taal leen nangam boo xoolee kuy suivre mais àdduna si ni muy doxee. nga xool temps yi accusation de viol ak inceste mbooleem ponkal yu mag yi ci monde bi yëpp ñu ngi leen di tuumaal seeni sa ngay gis koo xam ne doomam ma ko tuumaal ne daa def ci moom inceste ay Gérald Darmanin fu ne ci France ak ku ne ñu ngi la naan da nga maa tuumaal viol léegi su fekkee l'infraction du viol n'est pas suffisamment caractérisée mais loolu Sonko daa war a dem ci yoon Sonko it aussi moo maanaam moo nag hystérisé débat moo yàq lépp. moo yàq lépp. parce que boo xool nan la ko yàqee. voilà ma ñëw Sonko Adji Sarr. Sonko Adji Sarr. maanaam procès la boo xamee ne daa réunir tous les ingrédients d'un nouveau procès du siècle parce que pourtant amoon na fi ci Amérique amoon na fi footballeur boobu rayoon jabaram. maanaam daal. waaw ak kii. oui. dafa doon affaire boo xamee ne nga xam ne américains yi société américaine bi yépp la divisé woon kii danaan kii la faral kii la faral moo tax ma ne procès spectacle la boo xam ne qui passionne tant la presse et divise profondément la société sénégalaise. kon coow lu yëpp jaru ko woon moo nañ dem si yoon mbir mi. mënoon nañoo dem ci yoon rek mbir mi jeex. coow lu yëpp jaru ko woon waaye yooyu yépp yu yoon wax mënoon naa ñàkk. ak ñi fi ñàkk seen bakkan coow léegi. Sonko nag homme politique la. xam man du ma def benn extrapolation. Sonko homme politique la. avec ses parts de lumière et ses parts de d'ombre kon yàlla moo xam mooy kan waaye nag aussi ni mu tëb gaaw woote nit ñi ne nañ kii dañ may lii dañ may laa génn nit ñi loola moom d'accorduma ci d'accorduma ci parce que dafa war a wuji yoon te it ab citoyen comme moom moo ko tuumaal dafa war a ñeme nit day ñeme waaye dañ maa laa lu fi jaaroon ay Khalifa Sall loolu ñëpp xam du ma dem du ma lii ay wër fii wër. kon daal dafa waroon wujji rek. jàppul ci dara. dafa waroon wujji Sonko dafa waroon a wujju Ousmane Sonko est déraisonnable. oui kon daal coow li yëpp ak. li si jot a am. waaw Ousmane Sonko dafa waroon a wujji yoon. dafa waroon a wujji yoon. oui dëgg la it gouvernement bi it aussi li nga ciy def it wax dëgg yàlla boo xoolee xëy na am na. ci argumentation ak i appréhension am na ci loo xam ne lu plausible la loo xam ne xaw na mënees na koo nangu parce que. comme lan la nga bëgg li mu bëgg a wax complot bu muy wax. non complot boobu sax man dama fee tee xam nga lu tax. oui da nga siy tey maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne kenn du yàlla ku dul moom. man fu ma masaane damay défendre Ousmane Sonko. oui. bari nañu ko gëm lool ñoo xam ne maa leen convaincre bañ gëm ko. parce que man damaa gëmoon ne waajaa ngi. dañ ko gëmoon ne daas fanaanal la buñ denc contre Macky Sall loolu la ñëpp gëmoon. yaa ngi may dégg Ablaye Wade sëñ Saliou da ko daa wax murit nga léeg-léeg sax mu ne ko murit sadiq nga mais ay kilifa diine yu charismatique toog naan Ousmane Sonko da ngaa ragal yàlla. léegi nag man xam nga man xaw ma viol am na amul. mais nag xëy na gëm naa man nangul naa ne sax violé wul loolu mën naa gëm ne violé wul donte xëy na relation reconnaissance charnelle am na fa peut-être waaye viol léegi
ku mel noonu ñu naan la da ngaa ragal yàlla kilifa diine yi xalif yi naan danaa ragal yàlla ngay def ay nu ñu koy waxeeti ngay dem di def ay nu ñu koy waxeeti escapade nocturne di yolliku ndànk yow respecté woo sa ñaari jabar yi sax dem bañ naan la nag maanaam kii bi vocabulaire très gaudriole très dévergond maanaam ñu naan ay 4 mai ak 2 mai la ak sa nijaay Ousmane kee ko doon dàmbal 2 mai ak 4 mai loolu mënu ba tey jii justifié wut loolu maanaam buy wut parce que discours man dama ko je lui tiens rigueur à sa faute morale gravissime parce que ay ñu yaakaar leen yi ñu kilifa diine yeeg ñëpp naan Ousmane daa ragal yàlla ma jox la loo xam ne secret la te loolu jaaxal na état Dembankaane Fuuta ak foofu fief yooyu nga xam ne ay ñu charismatique ñoo fa ne fief yooyu nga xam ne bastion salafiste la Ousmane Sonko leen gagné ci élection yi Fuuta nag fépp président ko gagné mais bastion salafiste yooyu Ousmane Sonko ko gagné. dégg waaw mais lan nga bëgg wax foofu. waaw foofu parce que nit ñi dañoo gëmoon ne Sonko. oui Sonko mi non waxuma sax nag la république loolu jotewut ak république bi dara man bokkuma ci ñuy stigmatiser nangam naan salafi na maanaam dañu bëgg a wax ne nit ñi dañu soxla it nitu yàlla ku baax. maanaam de bonne moralité. de bonne moralité te ndax li ñu xam mooy ay homme politique yoo xamee ne jubuñu nekkuñu pétri de valeurs religieuses bu Ousmane Sonko ne kii ku jub ku ñoŋ koo xamee ne moom république lay kéem day soumet aux lois de la république mais nag ku jub la day am ay valeurs intrinsèques religieusement irréprochables yooyu moo tax ñooñu amoon ci moom yaakaar te dañu soxla ku réforme parce que dañu bëgg ko les valeurs religieuses dañoo soxla ku ko def une traduction politique yaa ngi may dégg léegi kooku suñu la déggee man ma jàppoon foofu xam ne ñu naan waaju baax muy ndaw ñuy xalaat renouvellement boo xoolee discours Macron bi muy jël France de renouvellement la doon wax léegi ñoom ñu yaakaare noonu Ousmane Sonko ñu ñëw ñu naan jànq bu jigéen te nga ñëw xoolal soxna si bindiinu soxna si ñu génne ci télé bi nga xool dënd bi xool ginnaaw gi xool ni mu bindoo nga xam ne lii waaye yàlla juy wéet ak moom ñu naan ay 4 mai tam 4 mai ak 2 mai loolu moom Ousmane Sonko mënu ko justifier di wéet ak moom la 4 mai 2 mai ko bu ñu noonu ko sew sax ku efflanqué muuru yooyu ñu ne kii kat sori kawas yi ñu ne kii ko waaye ñu génne koo xamee ne maanaam ma ngaa ki weenam ak ki ansam ak ki leneenam maanaam ba pare am sexe appel ba pare di littérature vocabulaire ba mu doon wax vocabulaire ba très salace. benn vocabulaire très salace. kon et puis da nga jàpp ne ay ma defal ko lii ma defal ko laa ba mu defee loolu nag man en tant que cercle. kon waru fa woon teg tànkam. non bu fekkoon dafay faju ji mais gis fa ñeneen ñu dul ñooñu xayrun te teesu faje ba yooyu yëpp daa am ay contradiction mais bëgguma di ko nag charge mais li ma xam daal non seulement waru fa woon a dem mais lam wax n'est pas sa thèse n'est pas crédible yaa ngi may dégg. te gëm ko kon nag waru fa woon dem. léegi nag danaa sibodooree dara. muy lan muy sama yëfi bopp. waxuma ne lii ma wax it mooy xalaat parce que nag c'est maintenant samay wax lu subjectif la. man rek la engagé. mooy li ma xalaat daal mooy. reconnaissance charnelle am na fa. relation sexuelle am na fa. peut-être waa ndaw si ci sama xalaat li ma. si loolu nga jàpp li ma jàpp xëy na as ndawam moon bi ndam am ñàkkul nag complot bi fi mu ñëwee laay waxee. waaw mais Ousmane Sonko. mais nga jàpp ni daal ñoom ñaar daal. ci li ma miinante nañu ñu miinante lañ ñu yàgg siq dara lañ. bi ñu yàggee siq dara nag foofu nag moom cercle des soufis bañ naan 4 mai ak 2 mai rek moom taxaw na moom faute morale bi moom mi ngi ko jàppee Sonko léegi nag bi ñu seqee dara ba pare. léegi nag xëy na ay adversaire politique am. foofu nag nañu profité wi. lañ profité yi nag ñoom it pour kii ko pour traîner ko. pour que jeter ko en partie publique. kon su ma la déggee bu baax Serigne Fallou Dieng li mën na am ay conséquences si ëllëgu Ousmane Sonko si taxawaayam ci politique fii si réew mi. waaw xam nga Sénégal moom. Sénégalais yi moom ñu ngi noonu Abdoulaye daanu wax ne. xamuñu luñ reere bi soo xoolee xam ne Sénégalais yu bari amuñu mémoire dañuy gaaw a fàtte. mais li wér te wóor mooy loolu moom ku ne Ousmane Sonko yàqalu ko dara xamoo dara yàqal na ko bu wér écorné na son image de markam te it wane na ni parce que tey loolu imposture la di woote lii ba pare nekk lee day wane ni kii soobmaan la moom ñëpp a yam te bu yamee ñëpp rek muy noonu waaw parce que mais nee na dafa demoon di faju ji
waaw mais nag bu dafa demee di demoon di faju faj ba moom pare loolu la wax de dafa demoon maanaam di daal faju ku mel noonu ndaw su mel noonu ba pare ñi koy yàq ñi koy jàppale. kon yow melokaanu ndaw si rek. déedéet ñi koy jàppale loolu rek dafa gën a tey sa xel ñuy wala wax ci lan ndaw si non du ma maanaam jigéen du ma ko yàq deram mais dama ne. mais sànq yow ni nga ko décrire non dama ne ni mu bindee c'est-à-dire. nu mu bindoo ku boo doon kii littérature. parce que bul fàtte ne érotisme c'est soufi. waaw spiritualité soufi dañuy jàngat érotisme ak lyrisme. oui oui yaa ngi may dégg ndaw si ni mu bindoo. oui du ndaw soo xam ne kuy muuru la koo xamee ne daa yor yax yu wow ak yooyu bañ ne góor yàlla mën na koo waxe ndax am na wali yoo xam ne jigéen jox na ko loxo mu waat ci yàlla ne ñu ne ko jëngaanuy jigéen mu ne góor la ko tegoon waaye ndaw si amul dara luy nuru kuy muuru kuy yiwee kuy def nangam koo xam ne nangam ndaw si salon massage la nangam kon nag li ndaw si Ousmane di woote ci sellte ak yu mel noonu. dëppoo wut ak muy dem bàyyi jabaram jigéen ju mel noonu di wéet ak moom jigéen ja di ko maase. rawatina nag version jigéen ja doon version yu salaas yu dévergondé yoo xam ne. neexut a nekk. alors kon ba Ousmane Sonko waxee ci dossier bi ni mbir mi complot politique la. ci ay fan après aussi ñu dégg Adji Sarr wax ci. après yow sa xel dafa gën a tey ci dossier bi walla da nga ci gën a maanu daal. non man dama Adji Sarr ak Ousmane Sonko laa yamale. wala mbir bi dafa gën a jaxasoo sa bopp. man moom wax naa la sànq ne la Ousmane Sonko ba ma xamoon. oui. yàgg dégg ay kilifa yu ne ci moom. ak lañ ko doon séeréer. ba ñu koy xaare benn Don Quichotte moral boo xam ne mooy ñëw redresser. parce que dañoo soxla. ay redresseur moral. parce que président bu fi ñëw wax te tuddoo réforme. te réforme bi nag la ca jiitu mooy ñu redresser moral bi. wax ak nit ñi joxe exemple te nit ki lu muy joxe. jikko yi gis nga valeur yi wax ju bari ji amul solo. oui boo gisee laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana exemplarité la gis nga bu kilifa yi juboon rek nit ñi jub. di ko wax ju bari ji nag amul leen jub na léegi nag lii wane na ne Ousmane Sonko jubut. déedéet ci sama analyse. wane na ne Ousmane Sonko jubut parce que li tax mu def nii ba pare dem fee tam def lee wane na ne jubut. ci gisat sama li ma gis-gis loolu laa gis. man loolu laa gis waaye nag mënumaa wax ne li ñu koy tuumaal moo ko def léegi li ma ciy des nag mooy. may xaar yoon def liggéeyam. léegi nag bu ñu ma bëggee wax naan. ci ay plateforme bi nee nañ ko nañ arrêté yoon. mais ñii wax leen. kon alors kon léegi su ma la déggee bu baax Serigne Fallou Dieng. quelle que soit la médiation religieuse yoon dafa war def liggéeyam nu mu waree. moo baax ak pression fu mu mënti jugee yoon foog. procédure bu ñu enclenché mbir mi dem wéyee ni ba pare aussi nit ñi Sénégalais nañ bàyyi ay tribunal médiatico populaire. yaa ngi may dégg. maanaam dem ci rajo yeeg ci télé yeeg dem ci rajo yeeg yooyu di wax xam nga Sénégal. maanaam ñun daal nañ dem tribunal daal mu leer. moo gën ñuy wër rajo yeeg télé yi. waaw yor Sénégal bi kii faral kii indi ay experts de tout te yëpp yéen ñoo ngi parce que affaire bi moom ca prétoire ba lañ ko war a plaider. waaw mais ay jury populaire ak wookee mu génne ay keek wii kee génne fii ay nu ñu koy waxeeti PV ak ku ne indi loolu man c'est de la désinformation. waaw léegi nañ xaar yoon bés bu yoon acquitté te loolu laa koy ñaanal nag. ndax man xaw ma Adji Sarr. mais xamoon naa Sonko. daje woon naa ak moom fenn. jëflante ngeen. non jëflante wuñu daje woon nañ kër Idrissa Seck ba mu koy jaale ji baayam. mu am lu ma wax. dégg naa sax ñu naan ay Sonko ba may jàng man mii la Sonko jàkkaarloo loon kër Idrissa Seck. ma ne ko da ngay am politique mu ne ma yaa ma dàq politique parce que ba ma lay liir maa ngi jàng. mu ma la wax loolu. moo ma waxoon loolu fañ daje woon. voilà ñu daje woon guddi kër Idrissa Seck léegi du ma nag je suis foncièrement discret mais man apporté naa ko lu rëy. ci wàllum politique par distance parce que damaa defe ne woon redresseur moral la. ki ñuy xaaral kon man kay su ma la déggee bu baax Serigne Fallou Dieng mooy Sonko def la bett. amul sikki sàkk. kooku amul sikki sàkk. loolu nag bert bi waruma koy porter à la place publique mais fu may. mais daf la bett maanaam soo waxee nu ma la déggee daf la bett. même tey suñ ne woon tey defut dara su ko tribunal seetaloon ma tenir ko en rigueur ma en tenir ko rigueur. maanaam dem nga mauvaise fréquentation boobu moo tax man du ma wax mais faute morale bi laa ne laa njëkk kii ci Sonko léegi nag su ko tribunal seetalee ma xam ne fakkastalu na na jóg
waaw mais nag daw maanaam kii moom dérobaat yeeg. maanaam yi ñuy def ni yëpp amul njëriñ. amul njëriñ dañu war a dem si yoon mu leer. dañu war a dem ci yoon. alors damay ñëwaat tuuti si wàllum précédent dangereux moo doon wax par rapport ak médiation religieuse bi. alors fekkee ni dañ dem ba situation yu mel nii su amee si réew mi ak ëllëg lan nañ mën a xaaral est-ce que tamit beneen situation mënul amaat am ñuy réfugié wu si kilifa diine yi. xam nga li fi danger bi amee. waaye mooy lan. du foofu yëpp. fi danger bi amee mooy. un nouveau paradigme juridique appelé le cas Ousmane Sonko xam nga mooy lan. mooy yow su yoon amee ci yow yoon. war a jëflanteeg yow. nga dem wax ne nit ñi nañ génn. ñu génn indi fi ay insurrection bu mag a mag a mag. bañ ne nañ tegaat yi fii ci yoon loolu mooy précédent dangereux parce que bu ñu fàtte ne président de la république. tout récemment sëñ Modou Kara Noreyni am na 43 taalibe yoo xam ne ña ngay croupir ca prison ba. 43 taalibe. Sëñ Moustapha Sy Al Maktoum Seyid Moustapha Sy. Al Moustarchidine Al Moustarchidaat. ma ngaak ay ñoo xam ne ña ngi leen jàppoon ca élection ya ba tey. tëj leen. te it ak saccage bi ñu leen mujj tuumaal ci affaire locaux yi nu mu tuddati journal. Écho ngay wax les Échos. waaw ña nga ñu tëj ba tey. les Échos pourtant ñooñu mënoon nañoo su fekkoon tey ni tetee leur sens de responsabilité tey suñu wàccoon ci yoon yi mën nañ fi indi lu gën a garaaw li fi ne woon. suñu wàccoon. mais le problème aussi mënoon nañoo indi Ousmane Sonko yamale ñëpp. waaw ma ne loolu laa est-ce que warul yamale ñëpp quand même. loolu ci laay wax. oui léegi. su justice bi tey ma ne ñoom suñu wàccoon def ni Ousmane Sonko ko def seeni taalibe génn ay mort am ci ndax am nañ ay fidèles dévoués et frénétiques yoo xamee ne luñ ñee leen gënal seen bakkan suñu wàccoon tey ñu rey ci mën nañ cee rey ba 20 te bu boobaa day nag nit ñi day def nag effet domino lay def. boule de neige lay def nit ñi taalibe yi génn. massivement mais xam nga lii tamit dafay dellu si précédent dangereux ma la doon wax léegi. ñu génn ñu rey leen. bu ko defee ñu forcer justice. oui ci mu arrêté machine judiciaire moo tax ma ne justice ci boppam. oui waruñu koo forcer pour acheter un compromis. mu payer le prix de déshonneur. kon le prix justice du bi déshonneur si dossier bi dañ ko forcer daa war a dem dafa test de grandeur nature la kenn waru koo forcer. kenn waru damm loxo te war naa wane ne existé na kon justice bi dañ ko forcer si dossier bi. non dama ne ñu libéré ñu jot a jàpp. non ñu jot a jàpp wute na tuuti. parce que mais lan mooy différence bi. ndax fekkee ni am na si ñoo xamante ni dañu leen jàpp. après ñu génne leen si kaso bi. ñu médiation religieuse. ndax réew mi dal. alors loolu man su ma la déggee baax dafa mel ni da nga bëgg wax ni justice bi dañ ko forcer. non xam nga daa wuute. oui wuute bi mooy bul fàtte ne. maanaam politique nag xam nga politique moom. daa am ñoo xam ne délit politique lañ maanaam li ñu def comme tey ku mel ni Clédor xam nga da doon def ay live am Assane Diouf da doon def ay live am loolu parquet bi ci boppam te parquet bi gis nga interdépendance bi am. parquet bi daa nekk sous contrôle de la chancellerie. léegi parquet bi moom su plaidé su deful réquisition su deful réquisitoire. oui waaw léegi dañ leen di bàyyi mais kee moom crime la viol la moo tax bàyyi wuñ ko Ousmane Sonko bàyyi wuñ ko. mais dafa am contrôle judiciaire. waaw dafa am mais inculpé. inculpé nañ ko ba pare ko kon affaire baa ngi dem machine judiciaire baa ngi dem mais ñoom nag contrairement à Guy Marius Sagna ak façon yooyu ñooñu dañ doon trouble de l'ordre public la yooyu mënees na ko kii mi ngi mel ne gilet maanaam France gilet jaune yeeg yooyu rek. ak antifa yeeg yooyu. mais bokkut ak ne lii kon jamono ji nga xamante ni Ousmane Sonko am na contrôle judiciaire. kon fala budde ñii dañ leen a waroon bàyyi. déedéet waree su leen a bàyyi mais lañ def. booy xam nga nag justice. dañ du ñàkk compromis. du ñàkk compromis. waaw justice day am parce que boo xoolee temps yi sax Éric Dupond-Moretti boobu ministre de la justice française boo xoolee xam ne ay compromis day am. te liñ naan Sénégal justice bi dafa kii nañ xam ne justice Sénégal rek bu français am rek. maanaam soumise à l'autorité politique la. yaa ngi may dégg léegi nag loolu la ko fiy dindi mooy réforme des textes. textes yi fi mais quand même justice bi warul demee noonu.
naan par exemple. maanaam lu ñuy wax la séparation des pouvoirs. léegi tey par exemple. wala yow séparation des pouvoirs boobu ngir ñu mën que respecter wala ngir mu mën a jaar yoon. foog ñu indi ay coppite. waaw il faut foog ñu réformer suñu système judiciaire. ba pare ñu it ñu réformer ñu xoolaat suñu bopp. si naka ñu def examen de conscience. oui def introspection bu profonde. parce que justice bi ñetti pression lay jot. day jot pression politique jot pression médiatique. waaw pression médiatique parce que boo xoolee ci am na ay patron de presse yoo xam ne dañu génn naat génn leen taal leen def leen nangam pression boobu ak mbooloo ma leen naroon song ak pression populaire ñetti pression yooyu yëpp pression médiatique pression politique pression populaire yooyu ñetti pression yooyu. léegi wàllum religion bi nag amu ci pression. de am na ci pression parce que te am na ci pression. kon ñeent la wala. ak kon nekkatul ñett de. waaw non religieux yi sax wax dëgg yàlla nag wan nit ñi dañ leen a yàpp mais. ñoom fi mu ne dans les règles de l'art la maanaam ñoom ab processus la ñuy def. ndax génne guñ benn déclaration définitive li ñu wax mooy sëñ baa ngi consulter ñii nee na Macky xam nga daa am loo xam ne Macky ko moom. ndax bul fàtte ne article 80 Macky ko moom. oui offense au chef de l'État. Macky ko moom ku ko neex baal la. loolu justice ko jox prérogative yooyu. yaa ngi may dégg ki ko saaga. moom su la baalee baal na la léegi Macky attente à la sûreté de l'État tamit am na. attente à la sûreté de l'État suñ xoolee ne suñ gëstoo xam ne yow mii kat da ngay wax si làmmiñ wu rëy nga yor. waaye sûreté de l'État mënoo menacé wu amoo benn menace boo xamee ne def nga ko contre la sûreté de l'État. dañ la koo foogoon malgré que yaa ngi def doon ñu justice bi bàyyi la. alors daanaka simili yi jeex na cercle des intellectuels soufis. suñ ko waxee gis naa ni moom yaa ngi ree déjà kon xam naa laaj bi moom neex na la 50% ci li bëggoon a wax waxuma ko parce que. waaw ndax waxtu bi li ñu desee bëriwul cercle des intellectuels soufis. faram fàccee que leeral ko suñu mbokk téléspectateurs yi. cercle des intellectuels soufis dafa jox ci baatin ndax xam nga man ñun yoonu wax naa ne la l'islam. ñetti courant de pensée ñoo ci gën a siiw bari na sax mais boo ab yi gën a siiw boo génnee salafisme. salafisme ak ay implication tablixit ci la yeneen courant de pensée yëpp djihadisme yooyu yëpp ay implication salafiste lañ maanaam ay excroissance yooyu lañ ci. léegi nga ne soufisme it daanaka ay doctrine de pensée kafarnaahum de doctrine de pensée yoo xam ne dañoo tasaaroo. soufisme nag ñun ci lañ bokk. soufi nag définition bu ñuy définir soufi bu mu mën di doon dañ naan boroom xam-xam la ma jox la ci sunu sëriñ sëñ Tuubaa ba muy wax ci Masaalikul Jinaan di wax kan mooy soufi dane wal xaasilu soufi aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil. aalimun la njëkk wax de. fa saara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari. donc li ma ci gën a neex mooy nee na soufi boroom xam-xam buy jëfee xam-xam la mais soufi mooy koo xamee ne dañ koo purifier purifier de toute salissure. des rancunes rancœur ressentiment. homme de réflexion foo fekk soufi ascétisme bi daa sous-tendre réflexion ak xalaat ak méditation. am na solo te ku wax méditation wax refoulement de soi wax détachement et cetera et cetera. alors en 30 secondes lii nii président Macky Sall dafa war a indi ay coppite ci gouvernement bi wala tamit dafa war a xoolaat entourage am si sa gis-gis. oui président de la république ba mu waree changer gouvernement bi yàgg na. ah bon. oui ndax gouvernement bi mu fi depuis le 1er novembre. xam nga gouvernement boo xoolee. malheureusement nag lu bari lu mu bëggoon wax waxuma ko mais boo xoolee président de la république contrat de confiance moo ko lié ak nation bi. comme maanaam ba mu nommé gouvernement bi rek la nit ñi tàmbali défiance bi parce que maanaam yéen da ngeen koy wax Covid dafa war a am jour d'après. xam nga nit ñi bu ñu amatul yaakaar te it na bàyyi benn affaire réduire l'opposition à sa plus expression baaxul. parce que illusion la nit ñi am. xam nga ñu ngi am yaakaar da jox ndaw yi liggéey. da ngay loolu la war a def te da ngaa war a am illusion ci nit ñi am kuñ yaakaar mais bu nit ñi deful dara sursaut la ñuy def. soulèvement la ñuy def léegi gouvernement bi ba mu ko defee li ñu ci njëkk nit ñi njëkk a gis nag mooy Idrissa Seck loolu daa xaw a ridicule tuuti
ndax li ñu ko nommé président du conseil war nañ économique ko social et environnemental. war nañ ko mën a nommé mais xam nga moom mu jóge fi barki Dembo Ndiaye muy wax lii rek nga jékki-jékki nommé ko nit ñi ñu ngi doon xaar jour d'après Covid parce que ñu jóge ci Covid ak yim def ak yim yàq ak état yeeg nit ñi maanaam confinement. ñu relancer suñu koom bi nga war a indi ay personnalité yu bees yoo xam ne na tax dañuy yaakaar ni dañuy xaw a inspirer tuuti espoir nga delluwaat ca leneen wan nit ñi ne yow ay combine politique rek nga nit ñi yaakaar loolu lépp am na ci lii. am na relation ak li xew. alors ban message ngay lancer par rapport li fiy jox xewoon fan yëpp gis nañ université ay wàllum coow am ak yooyu est-ce que tamit jotul kilifa diine yi lancer message wax ñëpp ñu dal te moytu. yi nga kàddu yi nga xamante ni bu des fois moom la ñuy faral yëkkati. xam nga message lii wane na mettre na en surface la face hideuse de la société sénégalaise wane na it ne suñuy inconvénience donc li gën a bon ndax France bu ñuy nekk ñoom ci seen gouvernement intellectuel di wax ay l'idéologie décoloniale racialiste ak indigéniste ñun xam nga suñu université lu fa ne inclusion du politique dans le campus loolu lu bon la lu ñuy wax ña ngay wax Ousmane Sonko ña ngay waxee ñee ñoom ay concept yu bees idéologique lay moo fa indi gouvernement fii nag moom ay politique loolu nañ ko baax li ma gënoon a metti nag waxuñu ci mooy ay officier de la gendarmerie ak officier de renseignement ñoo xamee ne ñooy matrice ñoo incarné la matrice de la sûreté et de la sécurité républicaine ñuy ñëw di mêlewu ci potin politiciens yi ak di def ay commérage loolu société bu mel noonu xam nga ne jëmul fenn. man lay gërëm baax di la sant sëñ Fallou Dieng. merci beaucoup. di ko gërëm baax di ko sant mu nekkoon Serigne Fallou Dieng président du cercle des intellectuels soufis mu nekkoon tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi mbokk tey spectateur yéen tamit amul seen fay. ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.